téléspectateur yu ITV dal leen jàmm seen biir émission melokaan tey jii di ñeenteelu numéro bi ñu fas yéene see waxtaanee jigéen ñi nga xam ne rek dañ leen di sàkku ñenn ñi dinañu ko wax ña sa des ñu ëpp si ñoom dañuy noppaaleeg boobu la souffrance tey jii si biir melokaan dinañu briser lii ñu tuddee le mur du silence suñ su noppee nag dinañ dem fële nga xam ne rek moom moo di Rufisque seeti fa Alassane Mbaye bokk na si ñi nga xam ne rek ñoom ñoo taxawal Master Compagnie mu doon kër goo xam ne rek dañuy yëngat si wàllu informatique waaye lu ñuy njëkk a def mooy seeti suñu gan di Aby Diallo moom moo jiite kuréel gi nga xam ne rek moom moo ëmb jigéen ñu yëngat si wàllu yoon ñu gën ko xam si AJS laataa rek ñuy yër lii di gëstu bi. comme nu ma leen ko waxoon rek yéen téléspectateurs yu ITV ñi ngi fi nga xam ne rek moom moo di Liberté 6 fekk su fi suñu maman Aby Diallo moom moo jiite kuréel gi nga xam ne rek moom moo ëmb jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngat su wàllu yoon maman ñu ngi lay nuyu di la wax dalal jàmm si biir melokaan. jërëjëf mi ngi maa ngi leen di fay di leen dalal jàmm ci suñu makkaan bi fii ci Liberté 6 extension. alors tey jii balaa ñoo xool gëstu bi nga xam ne Pape Alioune Sarr defal nañu ko. suñ doon wax si kuréel gi nga xam ne moom nga jiite lan nga ñu si mën a tënkal. alors kuréel bi ma jiite nii mooy association des juristes sénégalaises AJS mooy kuréel bi nga xam ne ay femmes juristes ñoo ko créé woon en 1974 donc mu ngi xaw yàgg tuuti ay magistrats ak avocats ak cadre juridique. ñoo ko xalaatoon daal di koy taxawal mu nekk association des juristes sénégalaises association bi di ko taxoon jóg mooy seet ñoom juristes yooyu ku nekk ci liggéey naka nga mën a dimbalee jigéen ñi parce que gis nañ ci seen liggéey gis nañ ci boobu ci jamono ci wàllu doxalinu administration ak yëpp que jigéen ñi da amoon nañu ay tolof-tolof yu bari yu leen tegu woon te ci yoon war nañ ko mën a teggi xeex ko jaarale ko ci yoon fexe ba ñu appliquer yoon ci ñoom jigéen ñi donc ñoom ñi fondatrice foofu loolu lañ moo doon seen mëbët jamono di dox ba nga xam ne ñu ngi dox ci loolu ba ñu soppi statut bi nekkatul amical mais mu nekk association des femmes juristes ba tey condition bi mooy nekk juriste jàng droit am lijaasa ensuite di dox ci défendre ak yelleefu jigéen di protéger jigéen ci ay anam yu bari te nga xam ne dañ ko jaarale ci yoon ci droit waaw ak fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy njiit les autorités politiques autorités étatiques yi di doxal yoon c'est-à-dire bu ñu signé ay convention internationale yoo xam ne dañ ko war a appliquer fii te nga xam ne dafay défendre ak yelleefu jigéen ñun ñu ciy dox di leen ci sensibiliser ba ñu appliquer ko intégralement parce que xam nga boo signé dara ci bitim réew ñu ne la yéen ñëpp réew mi bu ngeen demee seeni réew na ngeen doxale nii ak nii ak nii ak jigéen ñi texte yi nga xam ne situation yu mel nii ak nii nañ ko tegg jigéen ñi yow soo signé loolu bitim réew ci Nations Unies wala UA ñëw sa réew ba pare signé ko pare teg ko foofu appliqué woo ko ñun tamit dañu bëgg a dox ci loolu pour fexe ba autorité étatique yi dox ci loolu appliqué ko effectivement li nga xam ne ñoom lu ñu def la nga xam ne suñu tëral nag suñu biir réew tamit ci en matière d'administration en matière de réglementation intérieure législation intérieure dañ ciy xool lépp loo xam ne mu ngi ci jalgati wala di ci xañ jigéen àqam ak yelleefam ñu dox ci ba ñu dindi ko daal di koy. d'accord alors jigéen ñooñu nga xam ni ñoom ñoo tax ngeen di xeex. bëri na ñoo xam ni fii si biir Sénégal dañoo nekk si ay jafe-jafe. dañ leen di sàq wax naa ko si njëlbeenu émission bi. yenn saa yi dañ koy nekk ak benn patt pataaral duñu ko wax kenn. mais tey jii si biir émission melokaan pour la première fois am na ay victimes yi nga xam ne rek taxaw nañ pour briser le mur du silence. ensemble maman dañuy seetaan ki nga xam ne moom mooy Pape Alioune Sarr gëstu bi nga xam ne defal nañu ko laataa ñuy dikkaat ci li nga xam ne rek moom moo di plateau bi. ay ndaw yu ñu sàkku dem sax ba daal di jël seen bakkan anam yi
daal di ñaaw jëfin bi waxi nopp bu si mujj te fës mooy bu Binta Camara xale bu jigéen bi nga xam ni ci këram lañ ko fekk ci Tambacounda daal di koy sàkku ba noppi faat ko su fekkee am nañu fës ñu ci bëri dañ koy dund ak mettit bu ni mel ndaw si daal ci bokk mu soppoon ab artiste dem sax ba daal di koy fekk fu mu nekk waaye bis boobu ci la àddunaam daal di soppeeku. chaque fois dama doon gis muy dugal ay statut genre yooyu noonu ma naan ko kii dafa mën li muy def genre yooyu mu ne ma ah bon mën na ko waaw léegi si la ma ne mën naa la ko présenter parce que dama bokk ci staffam bi rek genre yooyu ma ne ko ah ok ma ne ko nekk fan sam laa et tout mu ne ma waa d'accord sarewul sax fi ngeen dëkkee genre yooyu noonu ma ne ko ah y a pas de souci donc benn jour mu ne ma ne maa ngi foofu ak fan nga nekk ma ne ko man maa ngi suñu kër tu fais quoi ma ne ko defuma dara ak yooyu mu ne ma ça fait l'occasion kaay ma présenter la ko ma ne ko ok amul problème ma daal di jóg noonu vers 20 heures ma jóg dem léegi bu ma yéegee côté boobu noonu ma woo ko ne ko maa ngi ci endroit bi ma waxoon mu ne ma d'accord xaaral ma jël si la mu génn ñoo jël si ma par la suite ñu dugg ci biir mu présenté ma ko et tout ne ko kii sa fans la mu ne ah bon nañoo toog ñu waxtaan ñu commencé toog noonu di waxtaan on a commencé à échanger léegi ñuy waxtaan noonu muy nekk di wax ci biir waxtaan bi noonu di wax ba ne moom master professionnel la xam nga ñu naan ko ah mun na weewi il a massé pas mal de personnes et tout ñu ne ko ah d'accord nekk di waxtaan yooyu noonu mun na soo bëggee sax mën naa la massé ma ne ko ah bon léegi man ça a passé man je croyais pas xalaatuma woon lu yooyu yëpp sax dina ci am et tout boobu ça fait à peine 2 ans léegi ñu toog bu ñu waxtaan noonu mu ne ma gëmoo ma ne ko si gëm naa la kay yooyu noonu mu ne ma kaay nga dem ma commencé la nga xool ma ne ko ah maa wóor nag genre yooyu man moom wax naa la man master professionnel la même sama yaay sax bu sonnee parfois man maa koy massé tout léegi ma ne ko ah bon mu ne ma waa kaay dem. mu mujj ko sàkku jëf ji daal di koy metti lool lu ëpp ñaari at muy dund ak lii waaye jafe na lool ngir mu wax ko keneen. dama ne man maa ko fekki man maa dem seen kër su ma fa demuloon kon lii yëpp du ci doon am bien vrai que xalaatuma woon ne loolu laa fay fekk loolu moo tax ma noppi je me suis dit ah xaaral bàyyi ko gi yàlla rek. mu mel ni du moom rek noppi bañ a wax ngir ragal askan bi beddi leen lii nekk na feebar boo xam ne si ndaw ñu bari ñu sàkku daf leen naa dal te ba léegi amaguñu ci saafara ndaw si tamit bu mu nekkee élève ci classe d'examen si lañ ko sàkkuwee léegi mu def ay diir muy dund ak mettit bi bañ ñu ko jege daal di koy xam. sañu ma ko dénoncer parce que man je me culpabilise c'est vrai il a abusé de moi mais sañu ma ko ngaan kenn parce que toujours damay toog ma ne est-ce que du ci man aussi amaana su ma demul woon ci këram li du ma dal bien vrai que moom moo abusé de moi mais toujours man je me dis que am naa ci part de responsabilité xëy na su ma demul woon ci këram li du ma dal raison pour laquelle sañu ma ci waxtaan ak kenn je n'ose en parler à personne. même à ta maman waxoon. personne kenn xamu ko c'est un lourd secret bu nekk sama biir bopp te am na aussi ay conséquences ci man. noppi bi daal di bëri ay gàllankoor moom mi mu ragal di wéet ragal tamit ku muy nekkal xam ko daal di koy bañ adunaam jaxasoo lool muy samp ay laaj yu bëri ci ëllëgëm. très difficile il m'arrive souvent mënatuma nekk man kese en général su ma nekkee man kese il suffit que ma xalaat scène bi nu mu demee comme le gars dafa amoon doole et tout su ma ko xalaatee automatiquement damay jooy man mënuma am yaram ndax loolu. et autre chose j'ai des amis yoo xam ne bu ñu marié ba pare à chaque fois comme lii am Sénégal ñu marié benn jeune fille su paree mu ne day def xaw ma mbaxal truc soo ma invité duma dem j'y vais pas parce que à chaque fois su ma demee
sama bopp laay xalaat dama naan mbaa du man sama copine yi après duñu xaar ci man lii voilà c'est très dur. bari na trop j'y pense dama ciy xalaat toujours ba ci ki may nekkal est-ce que ki may nekkal demoon naa ba benn moment ma ni man sama jëkkër ji nga xam ne daf ma war a takk sax man ku ma xam ne je communique ku may nekkal damay waxtaan ak yow mais su ma waxtaan ak yow ba pare bañu sele union bi on ne sait jamais mbaa duñu dem ba ci biir suñu biir ménage ma am benn petit problème nga xasee ma ni te bis boo ma ko xasee day def tollé ñëpp a koy yëg toujours je pense à ça. su fekkee sax ñoom lañu tooñ sàkku leen ba seen àdduna daal di soppeeku ñu mu dal dañoo def ni lu waral njàkk ñoom ñii ñooy njàkk lii di wane lu askan bi di xalaat lu ci bëri di buntu xataal jigéen ñi nga xam ni dañ leen a sàkku ba ñu ragal di ko wax. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer la situation. D'abord, ça peut être la situation en elle-même. C'est une situation qui est porteuse de honte. lu ñeel wàllum li ñuy waxtaanee nii muy wàllum jigéen ñi nga xam ne dañ leen di sàkku loolu li ci gën a metti mooy lu ci ëpp rek dañu naan yow mi nga xam ne yow yaa ko def yow am nga ci pàcc bu rëy li ma ciy njëkk wax nag balaa may gën a xuusaat ci loolu mooy yow mi ko def déjà da ngay am kersa ak métit di taxaw di ci ñëwaat loolu rek déjà day yokk métit bu ci leneen doole ko ñun suñu société patriarcale maanaam société boo xam ne sa santu papa ngay jël fii d'habitude buñ la sàkkoo rek dañu naan xëy na boo ko seeti jiwul woon du la sàkku xëy na boo solu woon yére yi gàtt du la sàkku xëy na boo muuroon say cër du la sàkku te affaire bi métti na ba pare li ci gën a garaaw kay mooy moom mi la sàkku dara warta tax góor di sàkku jigéen ba tax na li ñu bëgg ñun li ñuy xeex mooy ñu xam ne jigéen bu ñu sàkku moom du ci dara góor bi moo def lépp suñu papa yi suñu yaay yi suñu mag yi suñu rak yi nañu dugal loolu seen bopp ñu xam ne que kii ñu sàkku moom moo perte te kii nga xam ne mooy sàkkuwaate moom mooy gàddu responsabilité bi yépp loolu mooy affaire bi. Par surprise d'ailleurs, ce qui arrive aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel on a besoin dans notre société comme dans d'autres de travailler à ce que on puisse faire porter à l'auteur l'entièreté de la faute. waaye jigéen ñu sàkku seen àdduna jeexul am nañu ay pexe ngir soppi seen xalaat daal di tabax beneen dundin waaye dafa mel ni fokk askan bi daal ci jàpp. Pour les victimes qui souffrent en silence, il faut pas rester seul. On ne reste jamais tout seul avec son traumatisme. Il faut pouvoir en parler. dëgg la buñ la sàkkoo loolu du nekkul lu neex waaye ki mu dal dafa war a am force ak ndëgërlaay bu war a mën a tax mu ñëw waxtaan ci parce que loolu boo ci jógee benn sàkku nañ la mën na la indil ay jafe-jafe ci sa wàllu wér-gu-yaram indil la tamit ay jafe-jafe ci sa wàllu xel li ñuy wax ci nasaraan traumatisme te loolu pour mu am waroo nëbbatu da nga war a ñëw di ci waxtaan ak nit ñi donc ñun suñu xeex tey mooy fexe def ay bànqaas ak ay kuréel ba pare di ñaax nit yi ñooñu loolu leen dal ñu mën ko partager ndax ñu mën leen bungee mais bu fekkee ne da nga lu nekk sa rukk di dund loolu muy metti loolu day yokk mettit may ñëwaat rek ci ponk bi ma waxoon sànq mooy foog nit ñi xam ne kii ñu sàkku moom moo ñàkk ci lépp waruñu fee nekk naan xëy na moom moo def lii moo tax li dal ko wala xëy na moom dara warut a tax ñu jël ki nga xam ne moom la ñu sàkku naan ko moom moo am erreur ku ñu sàkku moom sàkku nañ ko pare moom moo perte nañ ñëpp jam baaraamu tuuma ki nga xam ne moo def ñaawteef boobu ñun daal loolu mooy suñu xeex loolu lañ bëgg mu dañ waaw il faut daal ñi nga xam ne ñoom ñooy sàkkuwaate ñu xam ne ñoom ñoo gàddu lépp kii ñu sàkku nag moom ñàkk na ba pare waratuñu waat tegaat dara ci deram naan ko yaa def nii wala boo soloon lii wala boo defoon lii wala boo defee woon nii loolu du la dal. Ressources parce qu'on en a quand même pour pouvoir donner une place aux victimes, les entendre, mais aussi poursuivre les auteurs et les faire juger correctement. ci Sénégal ñuy sooxaaleel métti bi bëri na lool jigéen ñu sàkku bàyyi seeni kër di ñëw ci centre bi ngi wut saafara ci bërëb bi di leen dalal seen lim dafay gën a bëri. effectivement loolu kenn mënatu ko wërante parce que ñaar ñooy ay firndeel bi benn yi boo jëlee li ñuy wax revue de presse ça veut dire que xibaar yi nga xam ne yéenekaay yi ñu ngi koy fësal bis bu nekk donc ñun dañ cee abonné ci journaux yi juróom loolu ci ñett at yi maanaam matul sax ñetti at ñeent mën nañu ñeent fukki weer ak ñaar la
donc relevé nañ ci 451 articles de presse ça veut dire que ay bind yoo xam ni ci yéenekaay yooyu dañ koy fësal mu jëm ci mettital xale toroxal xale wàññi doole xale sàkku xale këf xale ba rey ko donc te bi ci gën a fës mooy xool ci ñeenti téeméer ak juróom fukk yooyu ak benn daanaka téeméer boo jël juróom fukk yi ak ñett yi mi ngi jëm ci wàllu xiital xale ci wàllu sëy sàkku ko ci sëy donc loolu day wane ni en fait li ñuy wax réalité bi phénomène loo xam ne ñëpp dañ cee teg seen i bët parce que rajo yi ñu ngi koy wax journaux yi ñu ngi koy bind mais ensuite population yi ñu ngi ñëw di ko jooytu ci beneen fànn bi bureau d'accueil bi ci wàllu liggéey bi muy liggéey aussi ci ñetti at yooyu gis nañ ni boo jëlee xale yi nga xam ne ñëw nañ fi ñu toll ci juróom-ñetti fukk ak juróom 85 xale donc daanaka genn wàll gi ci wàllu sëy lañ leen sàkku ci wàllu métital lañ leen def ba ñu ñëw ci bureau bi te loolu bu ñu xamee tamit ci suñu culture suñu aada ak suñu cosaan mbirum sàkku xale mbala toroxal xale nit ñi sutura biñ koy muuree te ci at bu néew mbala ci weer yu néew nga am ci lu toll noonu ci kaa nga xam ne mbir mi lu muy commencé jéggi dayoo. askanu Sénégal dem ba nekk kaso si ñoom ndaxte wàllum viol jafe na ngir ñu waxtaane ko jigéen ñu sàkku def ni ñoom ñoo tooñ mu jot société bi daal di soppi doxin. xam nga tey par exemple violence surtout buñ nee jëlee kaawu viol ñun suñu société dafa demee noo xamante ni sexualité jigéen dafa tabu jigéen dañ ko teg lu bari ci côté sexualité y a la pudeur y a beaucoup de choses yoo xamante ni moom lañ ko teg ba nga xamante ni xale bu jigéen bi bu dundee benn violence du ko sañ a wax ñu ne la tamit da ngay sëy say doom yi nga jur ëllëg ci yow muñ yi nga muñ ci seen kër papa seen ëllëg tekki ëllëg ci lay dépendre donc mu nekk un poids boo xamante ne yaay ji mi ngi ko am ba buñ ko doon rey sax ci kër ga danaan naa muñ am na benn wolof bu ñuy wax ku ñuluk sa jëkkër yekk say doom donc elles font tout ba lépp lu ñuy mën de subir dañ koy muñ seen biir parce que société bi teg na leen foo xamante ni tënk na leen tënk boo xamante ni du yomb ci ñoom ñuy génn di wax. te sax ci Sénégal viol yoon daka daani metti ba noppi daal di yàgg maître Pape Sène bokk na ci ñuy défendre jigéen ñu sàkku di ñëw ci lu yoon tëral jëm ci lu ni mel. bu fekkee ne que yow dañu laa jàpp ci viol noonu peine bi juróomi at la commencé bu fukki at mais dañu ne bu fekkee ne que viol boobu dafa accompagné wu mutilation wala mu di ne que dañ ko def biñ la koy def dañ la séquestré wala muy ay nit ñu bari ñoom ñoo ànd def ko su boobaa dañuy wax ne que dañuy doubler peine bi maanaam bu ñu la waree tëj 5 ans 10 ans lañ koy def bu ñu la waree tëj 4 ans bu ñu la waree tëj 6 ans 12 ans lañ koy def maanaam dañuy doubler peine bi la peine sera doublée. beneen bi mooy beneen circonstance aggravante bi mooy li nga xam ne que dañuy wax ne su fekkee ne que ki nga xam ne sàkku nañ ko mooy la victime daf caa jaare ñàkk bakkanam su boobaa nag d'ailleurs dañu lay assimiler sax comme un assassin maanaam le crime d'assassinat lañ lay topp pratiquement te su boobaa dañu lay dóor dañ lay emprisonner li nga xam ne mooy travaux forcés à perpétuité mais am na beneen circonstance aggravante boo xam ne ni dafa am lien ak l'âge de la victime mooy atu xale bi bu fekkee ne xale bi dafa am moins de 13 ans révolu maanaam de 0 à 13 ans kooku dañu ne c'est le maximum de la peine c'est-à-dire que kooku moom doo jël 5 ans doo jël 6 ans doo jël 7 ans doo jël sax 9 ans et demi mais fukki at yi moom kenn mënu ko nattable da nga koy jël bu fekkee tribunal dem na ba jàpp ne yow kat liñ lay topp yow yaa ko def mais bu fekkee ne également nit ki dafa nekk ci situation de vulnérabilité ñuy wax jigéen gu war na lor wala mag moo xam ne ni ay atam dafa jéggi dayoo maanaam màgget la daal nga def nga sàkku ko su boobaa également dañuy wax ne que le maximum de la peine moom ngay encourir mooy 10 ans donc viol noonu lañ ko tënkee. waaye lii dafa mel ni taxul sàkku yu ñuy def jigéen ñi daal di wàññeeku ñu bëri di ñaan ngir ñu criminaliser ko maître Pape Sène jàpp ni dafa am yu ko jar am yu ko jarul. xëj na du ñu jël rek viol yëpp ñu criminaliser ko mais dañuy xool viol yi nga xeetu viol yi nga xam ne ànd naag ay yenn circonstances aggravantes yi comme ni nga gisee ni ma la ko waxee déjà ñu ngi koy wax mais déjà am na foo xam ne ni pratiquement dañu criminaliser le viol parce que viol bi su fekkee dafa dem ba occasionner faatu nit ki yaa nga dem ca terrain assassinat mais bii par exemple mun nañoo jëli ci yenn circonstances aggravantes yi ñu nemmeeku damay joxe benn exemple tey ci suñu loi nee nañu bu fekkee xale bi
amul fukki at ak ñett maanaam 0 ba fukki at ak ñett la su fekkee dañu egg ci moom ka egg ci moom tribunal reconnaître ko coupable fukki at maximum bi lay jël xeetu viol yooyu ak yi ñuy def ci ñi nga xam ne ay seen at dafa nekk ay at yu bari ñu nekk ay màgget wala personne vulnérable jigéen gu woon na lor nga di ko violer jàpp naa ne xeetu viol yooyu effectivement war nañ ko mën a criminaliser mais ñu bàyyi peut-être le viol simple mooy bi nga xam ne xëy na majeur ak majeur la ñu wax absence de consentement loolu mun nañu rester ci fourchette de la peine bi nga xam ne 5 ba 10 ans la mais bu fekkee nag dafa nekk ci gone lañ ko def mineur maanaam xale wala ñu def ko ci jigéen gu wan na lor wala mag moo xam ne nii ay atam vraiment at yu jéggi dayoo la kooku moom war na ñëw mun a dem nag ci champ de la criminalisation. lu mu si mënti am si Sénégal sàkku yu ñuy def xale yu jigéen ñi bëri na ba daal di jéggi dayoo yu fës daal di néew lu si ëpp ñoom dañu ko denc su fekkee sax da leen di gaañ askan bi daal di tëj ay bëtam jigéen ñum dal di wër ba léegi nan la seen àdduna mën a soppeekoo. problème yoo xam ne daal duñ ko waxu ne. alors ñun ñoo ko seetaanandoo mu doon gëstu bi nga xam ne rek Pape Alioune Sarr moom moo ko def ñi ngi koy jaajëfal baax a baax si liggéey bi alors maman Abi Diallo yow yaa jiite kuréel comme ni mu ko waxee rek bu ëmb jigéen ñu yëngat si wàllu yoon seetaan nga gëstu bi nga xam ne Pape Alioune Sarr defal nañu ko ak victime yi nga xam ne jot nañoo wax ban jàngat ak ban yëg-yëg nga njëkk am ba nga ko seetaanee ba noppi. yëg-yëg bi mu si njëkk am mooy ñun même loolu ngeen def noonu ñun ñu ngi koy dund bés bu nekk ci suñu boutique de droit xam nga AGS dañu am ay boutique de droit yoo xam ne dañ ko tuddee boutique de droit ndax bu ko méngalee ak boutique yi nga xam dafay am ci quartier yi nga xam ne dafay jege population yi dafay jege nit ñi ci boutique yooyu loolu dañ ko defoon pour mun a jege nit ñi mun fexe ba cas yu mel nii bu xewee nga xam ne dinañ ko teel a yëg et puis ñi muy dal nga xam ne dinañu mun a ñëw yegg si foofu si fekk ci lu yombalay doon lu ci sutura ñëw wax ko ña fa nekk ñu seet nu leen di jàppale nu leen di xale ànd ak ñoom pour jéem a saafara loolu. donc gis naa ne que vraiment foofu fii ñoo bokk liggéey ak gëstu bu ñuy def yëg-yëg bi mu ci am mooy méttit métti na ma torop parce que lu ñu dund la ba léegi te ñun lu ñu xeex la waaye ni ko reportage bi wane rek lu jafe la pour dindi ko parce que c'est dafa culturel mentalité bi dafa xaw a kii doo xam ne ci suñu culture ak suñu yar ak suñu mode de vie ci moo tànk foofu jigéen ñi ba tax bu la yenn yi dalee yow au lieu nga gis comme ni ko sociologue bi waxee kii Thiam au lieu nga gis ne que kii yow daf la tooñ yow da nga gis ne yow yaa tooñ sa bopp xam nga bañ ne ko expression boobu sax dafa bëri ci Sénégal maa tooñ sama bopp mënoon naa fa bañ a dem wala maa tooñ sama bopp mënoon naa bañ a wax ak moom mais tooñoo sa bopp ndax bu fekkente ne nit ki bu doon foo dem rek wala nga solo nenn rek war nañ mun la def lenn naka sul noonu kon dafa doon réew yi jël il faut nit ki am quand même liberté ak opportunité war a mën a dox toog ak nit fekk du xalaat yu ñaawteef yooyu mën na ko dal. mais alors suñu la déggee tamit ak ni nga ko waxee ak gëstu bi ak yéen liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def seen boutique de droit que ce soit Médina que ce soit Pikine partout si dëkk yi ça montre que ni phénomène bi c'est une réalité au Sénégal lu jëm si wàllu sàqu yi. absolument c'est une réalité. réalité la moom loolu moom lu am la bés bu nekk te luñ ci yëg ak luñ ci yëgul te ñun ñu ngi si gën a góorgóorlu sax di ci gën a xeex pour ñu wax ko parce que li ñu waxul moo ko ëpp fuuf li ñuy wax nii liñ ci waxul moo ko ëpp fuuf parce que ci biir famille déjà lañ koy étouffer sagal sa bopp suturaalal sa bopp wala mbokk yi suturaal ko bu leen yàq mbokk gi bu leen parce que ci biir mbokk gi la gën a garaaw nag bu ko defee nag li ñu étouffé ci biir kër yi ak ci biir quartier yi moo ëpp foofu lay di génn. alors pourquoi lan mooy expliquer donc phénomène bi ginnaaw ndëppal bi nga xam ne jot nga ko wax ci biir kër yi. voilà alors ñun ndëppal bi gis nañ ko mais gis nga sociologue boobu wax dama xalaat ne am na lu bari lu ñu war a gëstu ci suñu société bi actuellement am na lu bari lu ñu war a étudier pour xam lan moo andi. ce retour vraiment à un état vraiment bu doy waar boo xam ne mu ngi bëgg a génn nite cadre nit ku normal lu tax fu ñu tourné nga gis lu mel noonu vraiment ñun dañu tiit defe ne que dañu bëgg a génn cadre nit waaw nit njaay ndax am ne mënoo ko comprendre bébé bu am quelques mois nit ñëw daanu ci kawam mag mu dem ba nga xam ne mënul doon maamu nit ki ñëw daanu ci kawam
yooyu man je pense que y a beaucoup à rechercher dans ce coin là comme ñun gëstu boobu du suñu wàll ñun li ñu mën a mooy ñu ngi koy constater ñu ngi koy déplorer di ci am suñu xalaatam suñu xalaat nag du analyse bu juste parce que du suñu matière voilà. mais ñàkkul ni am na ay conséquences parce que lu tax yéen ngeen koy xam mooy dafa am ñoo xam ni dañuy ñëw si yéen. waaw nettal leen lu ñu dund ngeen leen di taxaw. effectivement dañu ñëw suñu nettali lu ñu dund ñu taxaw leen ànd ak ñoom taxaw leen lu xam ne dafay dañu ànd ñoom ci faj bi comme ni ko ki waxee bu traumatisme yenn saa yi dina grave yenn saa yi gaañu yu metti la yóbbu hôpital faj dund garab yenn saa yi gaañu boo xam ne xel mi la mooy traumatisme psychologique yenn saa yi di nga si dem sax ba am ba gis ay dépression donc yooyu yëpp ñun dañu taxaw parce que dañu liggéey tamit dañu am ay partenariats yoo xam ne dañu liggéey la ak comme sociologue yi comme les ASBEF la clinique ASBEF taxaw ci wàllu bàjjenu gox yi ñooñu pour mun a encadrer et encourager nit ñi ñett ñu ngi dem dimbal gu am solo bàjjenu gox yi parce que dañu encourager nit ñi bu leen yooyu dale ñu génn wax ko génne ko ci kër yi loolu ba am na ci seen solo bu baax ci li ñuy def actuellement. alors tey jii comme ni ñu ko waxee rek seetlu gi benn la. dafay gën a jéggi dayoo. Tayor lan ngeen gis jamono ji jàpp ne suñ ko tegee. waxuma la dina dañ ci mim réew mais au moins dina wàññeeku am ngeen ci ay propositions yéen. waaw ñun moom am na ci ay propositions parce que yàgg nañ di wax ne que nëppal bi il faut ñu sensibilisation nag bu baax lañ ko war a def ci nit ñi won leen ne que yenn yi bu amee faj ko mu génn ci kër gi génn ci gox bi moo gën nësal ko parce que day continuer xam nga mu ngi mel ni safara rek nga teg ci nga bañ ko fay daal di ki delloo tuuti doomu daal xam nga day continuer di ravager rek donc il vaut mieux bu loolu amee ñu nangu ko wax ñu def ci ay matukaay jël ci ay matukaay faj bu fekkee ne nit ki dafa feebar moo koy xirtal ci loolu waa bu fekkee ne mbonu boppam lu ñu teg ko daan yoo xam ne dina tax keneen du ko def wala moom dootu ko def ba pare daal di jël en charge victime bi parce que victime yi souvent les victimes dañu ragal dénoncer parce que économiquement ñu ngi dépendre ci nit ki leen ko def comme ñu ngi koy wax ci suñu brochure yenn autorité yoo xam ne koo xam ne sa kilifa la am na ci yoon ndogal wala koo xam ne moo la yore moo lay dundal wala moo lay fayal wala moo la amee daal. mais si cas boobu balaa ñu nga sori. parce que tamit c'est une réalité muy inceste est-ce que boobu aussi naka nga ko mën a comprendre ki nga xam ni yenn saay sa xale bi yow yaa ko jural sa bopp nga egg si kawam. incompréhensible à mon sens mais li ma la wax rek il faut gëstukat yi nga xam dañu gëstu xel di ñoom seen liggéey mooy faj xelu nit ak xool xelu nit ak xalaatu psychiatre ak psychologue yi ñoom vraiment am na liggéey bu ñu fa liggéey parce que loolu bëri na de Serigne Mor Mbaye jot nañ ko seeti mais moom lu mu jàpp mooy foofu ñu def ab ndëpp national moom dafa jàpp ne société bi moo feebar am na feebar bu garaaw bu ci nekk ndaxte liñ ci dégg yëpp ci boutique de droit ñeme ko sax ngaa waaw de ce côté là léegi nag xam nga bu melee noonu par exemple noo mën a déggee benn yaay boo xam ne doomam jëkkëram bi mu seel def na ko loolu mu ne du porter plainte parce que bëggul tas sëyam xam nga loolu ça dépasse un peu l'entendement rëy na daal. kon il vous arrive ngeen am difficulté yooyu am cas mais malheureusement duñu bëgg a dénoncer wala même bu ñu dénoncer sax bu ñu leen mënee ba ñu dénoncer ba ñu commencer procédure bi dañu retirer seen plainte te comme ñun amuñu statut pour rester en justice à la place de la victime bu victime bi retirer plainte am dañu arrêter voilà kooku vraiment c'est suñu difficulté la moo tax ñun suñu xalaat garab bi liñ ci xalaat pour saafara loolu mooy sensibiliser jéem a vraiment wax ak nit ñi ubbi seen xel xam ne am na yoo xam ne soo ko muñee tey tamit dafay yàq sa àddina wala yàq sa àddina njaboot te jaru ko donc il vaut mieux teel ko faj génn ci situation yenn yi ba pare nag c'est vrai que aussi de l'autre côté dinañ gis aspect économique bi parce que nit ki bu fekk ne mënulul boppam wala amulul boppam amul benn autonomie financière ni économique soo ko bëggee génne ci yenn situation d'entretien ki nga xam ne moo ko yoree di ko dundal di ko kii dina xalaat ne su ma génnee fii ci kër gi wala su ma génnee ci sëy bi fan laa jëm ku may jàppale ak yooyu xam nga loolu lu koy faj mooy nit ki ñu mën ko buñ ko génnee foofu teg ko foo xam ne dina am fu mu jàpp wala jox ko la xam ne dañu ci am jàpp am autonomiser ko quoi en quelque sorte may ko autonomie financière activité boo xam ne dina ko may muy daan dooleem di ci am loo xam ne dina ci mën a dund dina ci mën a sutur parce que ku ci am loolu doo toog ci situation yooyu donc ñi nga xam ne dañu toog di dund yu metti di ko noppi ci famille en tout cas souvent loolu may cause bi
waaw c'est différent ci éléments yi ma dégg fii léegi. parce que comme ni nga ko waxee rek ñun daanaka à chaque fois su fekkee ni da ngay bëgg wax ci wàllu viol. ci la ñu lay jege souvent ñoom ñooy ñëw manifester wu. effectivement et pour la première fois. la ñuy raconter lu ñu dund ça veut dire que silence bi ñoom dañ ñu bëri tey jii ñi ngi ci biir néegu sëy mais ñi ngi dund ak métit boobu noonu fii ci biir Sénégal donc au-delà de sensibilisation bi lan nga jàppaat ni bon laataa ñuy dugg ci beneen pàcc bu mujj bi mais boobu day fekk ñu seetaan nataal ba noppi mais au-delà de sensibilisation yan action de terrain jàpp nga ni war nañ ko mën a def pour wàññi ko. man au-delà de la sensibilisation. nous on encourage l'autonomisation des femmes. fexe ba ñi nga xam ne dañu jàppul ci dara ñu jàpp ci dara. parce que bu nit ki boo jàppee ci dara war a mën a gën a assumer sa indépendance ak sa intégrité. ndax bu fekkee ne mën naa sama bopp du am na yoo xam ne buñ ko defee dina ko dénoncer. dina ñeme taxaw jàmmarloo ak ki koy def ñaawteef. mais mënal sa bopp boobu tamit est-ce que yenn saa itam du indi conséquence ci biir néegu sëy yi parce que souvent Sénégal daanaka loolu coow la fi tamit. góor ak jigéen war a mën a tolluwaay ci biir kër gi. en fait du góor ak jigéen du jëkkër ak jabar rek. parce que xam nga jëkkër ak jabar. loolu tamit warul mun andi problème boo xam ne mais problème bi boobu di jur sax man moo ma gënal bi muy muñ nii parce que di sëy ak jëkkër ba pare muy dellu di sakku sa doom boo xam ne yaa ko àndaale ci sëy bi wala doom bi nga xam ne moom yaa moom yenn ko jur mais je pense que am ak moom beneen problème de l'autre côté parce que am nga loo mën a jàppal sa bopp ba muy jaakaar ne que voilà boobu moo ma gënal. d'accord parce que kii c'est vraiment détruire la vie de tes enfants. d'accord alors Aby Diallo yow yaay njiital kuréel gi nga xam ne rek moom moo ëmb jigéen ñi yëngat si wàllu yoon. ensemble dañuy dugg si beneen pàcc bi muy nataal bi. nataal bi dañoo daje keneen koo xam ni te dund na lu nu mel. waaye moom muñ na ko garde na secret ba dugg si biir néegu sëy waaye ay jafe-jafe moo ko fa fekk Aminata Ndak moom moo ñu ko defal dañu koy seetaan laataa ñuy dikkaat yeggale li nga xam ni moom moo di waxtaan bi. Nafi di ab tur gu ñu àbb ngir gën leen a mën a xamaleek moom waaye itam sàmmal ko kaaraangeem moom Nafi ci bi muy am juróom-ñeenti at ci la dundam tàmbalee jaxasoo. waaw c'est que dama nekkoon xale doon jàng alxuraan après sama benn càmmiñu yaay doomam Dakar la nekkoon après nag kooku da daan ñëw suñu dëkk saa yu ñëwee après boobu maa ngi am ay 9 ans 10 ans yooyu après mu ni daf ma bëgg léegi suñ dee jàng ba pare ba war a def conférence après moo may jëndal ay yëre yëpp moo koy indi après un jour sama yaay nekku fa dem marché après mu ñëw fekku fa kenn mu ni ma ani sa yaay ma ne ko sama yaay dafa dem marché léegi après mu woo ma après bi ma woowee mu uf ma après commencé di wax comme jour boobu kër ga kenn nekku fa après nag mu violé ma ba pare après mu ne ma bu ma ko wax su ma ko waxee dootuma jëndal yére dootuma jëndal dàll te après daf may bàyyi waaw noonu la demee. mu am fanweeri at ak ñaar lu ëpp ñaar fukki at muy dund ak bile mettit moo ne de bu muy am fukki at ak juróom benn jàppoon na ni mettit gi won na ko gannaaw jamono ji muy dugg ci néegu sëy. ma continué noonu ba gis ko ma bëggantee léegi après mu laaj ma lan la ma expliqué ko affaire boobu mu ne man bëgg naa dinaa la takk duma ko mës a wax nag duma ko mës a wax kenn après man ak yow ñu dund. Nafi war a sëy ci njaboot goo xam ne jigéen bu am ndaw da leen a soxal lool lu ni mel war a doon jafe-jafe ci moom demoon sax ba ub boppam waaye yàlla mi dara tawul wuy si ko. man su ma ko waxoon ay waa këram sax duñ ko gëm parce que man jour biñ ma takkee seen kër laa tëddee parce que daf ma jël yóbbu ma seen kër après bi ma tëddee ba bët set dama tëdd comme ça ba fajar xolal li yàlla di def ma indisposé après man sër yu weex yi ma joxoon ak kii bi parce que dama ne woon du ma fa tëddee parce que comme expliqué naa ko ma ni man bu gi gàcca daal du ma ko nangu ay magam yu jigéen ni ma da ngay fanaan ma ni du ma fanaan damay ñibbi waat sama kër sama kër mag fekk sama mag moo ma yar gaañu na sax léegi ma ni damay ñibbi ñu forcé ma déjà li yàlla def ma tëdd après ma indisposé xam nga ñoom xamee kiiwuñu dañu ñëw rek comme ça ma summeeku ñu jël sér yi dem fóot xam nga def comme ça comme ku tëdd li muy def moo tax moom man tey su ma leen ko expliqué woon dañu naan du dëgg parce que ba léegi
ay njëkk ay magam samay xarit lañu dañ may wax naan ma ba ngay ñëw xale bu ndaw nga fii nga kiiwee fii nga tëddee yow suñu kanam mënoo ñëw jaaxal xam nga bu may wax ak ñoom ay kaf ak yooyu yëpp lañ may wax waaw comme ça man bu ma doon su ma ko waxoon sax moom su leen ko waxoon sax sama xalaat bu gàtt gëw ma ne dinañ ko gëm. Wolof Njaay di wax ni sëy tàmbali bi rekk mooy lem na fi mel ni ku koy dëggal ndaxte dem na sax ba am juróomi doom waaye li mu weesu tàmbale dellusiwaat jaxasewaat dundam. suñu histoire rek ma bëgg a génn ci sëy bi rek mu ne ma xam nga ma xam affaire yooyu léegi nag wala comme ça suma histoire mu ni waxal après ma noppi nag du ma nangoo wax. jafe-jafe bi mu jot a dund doonunub secret digganteem ak borom këram waaye itam ki ko defoon bi la ñaawteef tey xibaar bi le tàmbalee tas ci dëkk bi dem sax ba doomam di ci jot. waaye ku mag ki moom déjà xaritu papa ji la après papa ji expliqué na ko wax na ko mu ne ma xam naa lépp waaw waaye loolu du fi mbañ daal loolu ma sama doom ba du fi mbañ parce que yow comme déjà waxoon nga ko commencement ba waaw moom moo kiiwu rek moom moo gorewul après loolu moom kese moo ko xam ñi ci des moom waaw ñi ci des bu dee xulu ak man ñi ci des dafay dégg rek ñu mu naan comme ça doo wax moom ñooñu yooyu rek li ñuy dégg ci moom waaye ku mag ki moom daf ko woo wax ko. ko jaajëfal baax a baax moom Aminata Ndong alors Aby Diallo lan moo nekkaat yëg-yëg bi ginnaaw ba nga gisee ni jigéen bi daanaka lu mat ñaar fukki at mi ngi dund ak bile souffrance commentaire bu njëkk. alors commentaire bu njëkk mooy sama xel dem ci jigéen ak jigéen yu bari mel ni moom fii ñi nga xam ne lii la ñu wax violence vraiment conjugale violence conjugale du dóor rek du wex mais privation la ak def yu metti yu mel nii mettital ko xam ne mënul dem parce que comme on dit njabootam laxasu na ko amul autonomie bu ko mën a permettre mu dem jël boppam et puis surtout mentalité ak liberté de pensée bu koy may mu war a mën a jëm assumer boppam ak ay doomam génn ci sëy bi parce que génn ci sëy assumer que responsabilité bu mag la donc moom fi mu nekk nii son éducation et son niveau ne lui permet pas mu mun a génn ci sëy bi nii génn donc day toog ñu koy mettital ba fu ko yàlla yemale xam nga loolu tam lu metti la te lu bëri la lu yaatu la. tey jii soo amoon par exemple conseil bi nga xam ni moom ak ñu mel ni moom du ko dund. lan nga leen di wax. dama leen di wax ñu saisir yoon parce que yoon am na dama leen di wax ñu saisir yoon parce que lii am na ay médiateurs sociaux yu fi nekk mën nañ fi dem le tribunal pour la famille am na. mun na saisir le juge des familles kooku mun na def séance de réconciliation mun na leen entendre mun na peut-être raisonner jëm un arrangement pour ñoom
ñun bu ñu ci casque bu ñu amee cas yu mel ni parce que boutique de droit dañu am cas yu mel ni léegi femme boo xam ne vraiment dañ koy teg ay métital soit duma la fase bàyyi la ci kër gi di la dundal di la jox mais di la boole wax yu metti yi jëf yu metti yi ngay souffrir wala bàyyi la ci kër gi duma la jox dépense ngay daw yow di dundal sa bopp di dundal sa njaboot duma la faj ak ça c'est les violences économiques ak violence morale yi su ñëwee dans des boutiques de droit nous on dinañ def tentative de conciliation dinañ waxtaan ak moom ba dégg xam fu mu toll dinañ jéem a approche jëkkër ji waxtaan ak moom jéem ko wan na ko li muy def mu jalgati yoon na ko bàyyi et cetera jox ko suñuy conseil bu fekkente ne yenn saa ñu am chance ñu gindaliku daal di déggoo dellu ci seen sëy mu am maslaa bi dem fa comme Sénégal maslaa rek la ñu gëm mu ñu dellu ci seen sëy mu xaw a baax mais kii am na beneen pàcc sooy xool regardu société bi doon na lu ko sonal waaw parce que mooy laa la wax ma ne suñu mentalité ak suñu éducation moom moo ñu sonal ñun parce que le regard de l'autre comme on le dit le quand dira-t-on moo ñu sonal kenn mënul assumer wu en tout cas rares sont celles qui vraiment acceptent de s'assumer parce que xam nga ki li mu wax nii su fekkente ne woon ci société boo xam ne mën nga assumer wu la day waxtaanaat ak jëkkër ji nanguloon na ko tey bu ko mënatul nangu dañu seet nu ñu def et que moom mu assumer que loolu dal na ko moom la ko yàlla teg dal na ko mais du toog rek kii di ko métital du xam di wax et puis di ko wax doomam c'est grave doom ji elle n'a rien à voir là-dedans du dëgg ça amène la fille à juger et sa mère et son père loolu baaxul donc bu fekk ne koo xam ne dañ koy conseil bu ñu naanoon boutique on a beaucoup différents conseils à lui prodiguer yoo xam ne dina dem seet ban nga xam ne moo ko si gën a arrangé mu topp boobu. alors Aby Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm. ginnaaw ba ñu ànd ak yow si li nga xam ne rek moom mooy émission melokaan si pàcc bu njëkk bi. jërëjëf maa ngi leen di sant yéen di leen gërëm parce que vraiment tout ça dafay participer ci sensibilisation bu ñu am ci société bi. wane ne que am na yoo xam ne jarul di ko nëbb dañ ko war a teel a seppi sànni parce que du lu baax te doo xam lu aussi lu yàq société bi lu yàq nit ñi yàq ji koy yàq dundin gi donc di woo suñu mbokku jigéen yëpp am na yoo xam ne boo ko dundee bu ko sa wax fi nga ko war a waxee ñu jàppale la si pour sa réinsertion sociale nga dellu si waat si nit ñi sa xel mun a dellu si ci si liggéey xam ne yow defloo faute ki daanu si nit ki moo def faute parce que du lu yomb rek nga for voilà du lu yomb rek nga profité ci. d'accord ñi ngi lay jaajëfal baax a baax nii nag la ñuy jaaree daal di dem fële nga xam ne rek moom moo di Rufisque si pàcc bu mujj si biir melokaan muy c'est possible nag comme ni ma ko waxee rek si njëlbeen ba dañuy seeti ab ndaw boo xam ni dafa taxawal ab kër gu ñu dutee master compagnie di yëngat si wàllu informatique dañuy dem seeti ko laata rek ñuy yaatal waxtaan bi. La rubrique c'est possible lu mën a nekk la ñu ngi fi nga xam ne rek moom moo di Rufisque seet si fii ki nga xam ne moom moo di Alassane Mbaye comme ni ma ko waxee woon rek cofondateur entreprise bi ñu dutee Master Compagnie ñu yëngat si wàllu informatique di am mbégte di la dalal ci biir melokaan rubrique c'est possible Alassane. Merci beaucoup Migui, merci beaucoup d'être venu donc di leen dalal jàmm aussi suñuy locaux Master Compagnie. alors fekk nañ ko fi moom ak i naataangoom doon ay ndaw ñuy yëngat si wàllu informatique est-ce que mën nga ñu présenter très rapidement si li ngeen di yëngatu. waaw loolu day doon plaisir pour ñun déjà Master Compagnie dafa nekk benn entreprise boo xam ne spécificité am mooy que ne ay entreprise la boo xam ne ay jeunes rek ñoom ñoo fi nekk ñu dajale ay profils yu bokkul mais mu doon entreprise boo xam ne prestation de service informatique lay def. donc day def lu mel ni infogérance donc dañuy def création et gestion de site web dañuy def community management mais aussi dañuy def tout ce qui est infographie et autres donc tout ce qui est formation aussi dañ koy def à travers nos différents programmes comme lu mel ni e-school VT computer autonomie ak yu ni mel
dañu def aussi lu si événement yoo xam ne ni informatique donc loolu noonu aussi moo taxoon ñu am benn projet bu tudd Wictic Sénégal voilà. Alors idée bi fan la jógee ak ñan ñoo ko constitué ba mu taxaw tey jii. waaw idée bi bon mu ngi jógee si ay jeunes informaticiens comme ki nga xam ne moom moo toog nii mooy El Hadj Sambalay Diagne ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye donc ak ñeneen ñoo xam ne bokkoon nañ ci aventure bi au début doon liggéey ak benn structure de la place donc doon former ay jeunes formation jeunes yu bëri ñu former leen ici à Rufisque bi ñu demee ba benn moment ñu xam ne aussi jot na donc ñu créer loo xam ne ni aussi ñoo ko moomal suñu bopp donc en tant que jeune comme xam-xam baa ngi fii aussi les moyens aussi boo ko seetee aussi di nga ko am moo waraloon aussi ñu créer loolu noonu jóg pour créer l'aventure Master Company voilà. Est-ce que c'était difficile parce que suñu sa kàddu yaa ngi naan sax aventure bi am nañu si nekkoon ça veut dire que finalité bi am na ñu nga xam ne wàcc nañ ci yoon bi ça veut dire que vous avez rencontré des difficultés pour taxawal ko. waaw beaucoup de difficultés à la fois internes et externes parce que dafa doon entrepreneuriat dafa doon loo xam ne nii c'est pas facile. La pression extérieure les incompréhensions ak yeneen yoo xam ne ni day am moo tax aussi si on n'est pas bien préparé on est susceptible en tout cas des ci yoon bi wala bañ a yeggali wala abandonné wala genre yu demee noonu mais lépp loo gis rek que muy Master Company di beneen projet ak bu mu mënti doon dafa soxla ay nit ñoo xam ne nii dinañ pare en tout cas mentalement moralement pare aussi par rapport ak xam-xam beeg yëpp en tout cas pour mën a atteindre seeni objectifs et jusque là l'aventure continue bëri na ay difficultés mais alhamdulilah on s'en sort très bien. yan difficultés ngeen surmonter ba yegg si fii. waaw sànq maa ngi la koy wax am na ay difficultés yoo xam ne c'est interne am na aussi ay difficultés yoo xam ne c'est externe donc difficultés yi nga xam ne c'est externe parfois étant jeune ngay liggéey ak yenn structures yi parfois dinañ la bëgg exploiter bëgg la téye ci seen bopp que nga bañ a génne donc jànkoontel nañ yu mel noonu aussi parce que génne bi voler say propre aile parfois dina am ñoo xam ne du leen arranger parce que am nga xam-xam bi te yaa ngi leen di jariñ lu bëri donc bi ñu jëlee initiative boobu aussi pour génn rencontré nañ ay difficultés yoo xam ne duñ ko mën a kii fii parce que duñu bëgg a tudd yenn turu yenn structures yi beneen bi stop aussi des difficultés par rapport au marché aussi parce que dañu nekk à Rufisque mu doon choix boo xam ne aussi defuñu ko nii rek gratuitement donc on est des Rufisquois on a beaucoup de défis à relever ici à Rufisque et gëm nañ ne aussi quel que soit alpha donc marché Rufisquois bi ñun ñoo ko moom en plus marché sénégalais bi marché dakarois bi aussi dañ koy jëli ji quoi. Est-ce que actuellement yéen a ngi jëli marché boobu ngay wax ndaxte sa njëlbeen doon ngeen ko wax. waaw on peut dire parce que dañu assigné wu ay objectifs donc comme suñu première année suñu deuxième année ak année yi nga xam ne moom mooy ñëw nii yëpp année bu ci nekk rek dafa am ay objectifs donc première année bi objectif bi ñu amoon mooy exister implanté wu donc deuxième année bi objectif bi ñu am mooy ouverture mais troisième année bi objectif bi ñu am mooy que ne ñu gagné lépp loo xam ne nii moom moo fi marché alhamdulilah depuis le début on a formé pas mal de jeunes on les a formés on a travaillé avec aussi pas mal d'entreprises yu si mel ni Sénécor Mèche Linda yu si mel ni Med Oil ak yeneen entreprises yoo xam ne peut-être dañ leen defal ay prestations de service que muy doon ay création de site wala gestion de site web wala et cetera. léegi formation boobu na muy doon parce que ñaata ndaw ñoo ko taxawaloon est-ce que da ngeen a jël ay yeneen ndaw yi nga xam ne tey jii mën nañu wax ni yéene leen may liggéey. waaw bëri na parce que formation yi ñun dañu am benn département boo xam ne moom moo gérer mbiru formation yi donc ci image yi ñu ngi koy wane léegi département boobu noonu dafa am ay programme yoo xam ne moom lay dérouler donc dem na ko ci bi nga xam ne moom lañu jeexal fan yii rek mooy vacances technologiques mu doon benn programme boo xam ne 3 mois vacances yi moom lañ koy def pour professionnels yi nga xam ne ñoom amuñu jot pour dem di jàng ji informatique amuñu benn niveau bi wala yenn étudiants yi nga xam ne dañuy jàng ba benn niveau bi mais ayuñu ci informatique ak yooyu ak même élèves yi nga xam ne aussi dañu bëgg a teel a ay ci informatique donc boobu moom ñoom lañ koy defal mu doon ay sessions yoo xam ne 1 mois lay durer amoon na aussi benn programme boo xam ne mu ngi tudd computer autonomie donc boobu aussi dañ koy def année bi yëpp donc par session de 2 à 3 mois moom la ñuy def am na aussi beneen bu tudd aussi e-school donc boobu programme de formation la boo xam ne
dañ siy liggéey ak yenn écoles yeeg yooyu noonu jotoon nañ si liggéey ak ay école donc phase test bi liggéeyoon nañ fi ak école bu tudd Dadi Momar mu ngi nekk fii nii à Rufisque ak d'accord tey jii ngeen di tàggat ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi te ku ni informatique xel yi dem tamit si xarala yi yees yi est-ce que dérive yi nga xam ne def si am ak yu ni mel bokk na si li ngeen di insister si tàggat bi waaw surtout parce que kii di informatique moom da ngay gën a insister sax si lu ñuy tuddee internet donc actuellement dañ tollu jamono boo xam ne ni internet dafa am doole bu jéggi dayoo donc bu fekkee da ngay former nit ñi nag ci informatique donc tu es obligé nga xamal leen les tenants et les aboutissants concernant l'informatique donc mu doon outil boo xam ne ni jamono juñ toll nii formation informatique en tout cas ici au Master Company bokk na ci loo xam ne nii daal dinañ ci insister bu baax à travers nos programmes. D'accord alors kon Alassane Mbaye yow da nga gëm ni entrepreneuriat c'est possible. Oui c'est possible. C'est possible alors naka mooy sànq junj naa ko léegi nii parce que on peut pas du jour au lendemain devenir entrepreneur dafa am ay caractères yu bari yoo xam ne dafa war a nekk ci entrepreneur bi mu bokk ci ténacité bi bokk ci persévérance bi bokk ci dëgër bi nga xam ne moom ngay dëgër en tout cas moralement bokk ci éducation financière bi donc yooyu noonu yëpp dafa doon ay caractères yoo xam ne ni da ko entrepreneur bi daf ko war a am étant jeune wala nga bañ a nekk jeune en tout cas quand on est entrepreneur surtout dans les pays africains surtout au Sénégal dafa bëri ay pression yoo xam ne dafay tegu sa kaw donc il faut avoir confiance en soi parce que terrain bi demewul noonu aussi c'est pas aussi facile que ça un jeune entrepreneur sénégalais ak un jeune entrepreneur français mën na bañ a doon benn donc parce que terrain yi moo dul benn climat bi du benn atmosphère bi du benn donc il faut être fort intérieurement avoir confiance en soi gëm ne mën nga ko réaliser gëm ne c'est possible. Master Company du Alassane Mbaye rek moom moo fi nekk moom ak i moroomam la ay góor ak jigéen ñu doon ay ndaw di daan seen doole ci biir entreprise bi nga xam ne ci wàllu informatique lay yëngatu seen manager également mi ngi ci jotaay bi toog muy El Hadj Samba Lay Diagne ginnaaw ba ñu la nuyoo tey jii suñ doon xool défi yoo leen war a relever lan lay doon. waaw déjà dañuy commencer par di leen nuyu di leen remercier aussi ci déplacement bi di ko rafetlu trop comme Alassane Mbaye ni mu ko waxee rek en tant que cofondateur ak ñi nga xamante ne ñoo ko seq ñun ñëpp Master Company agence la boo xamante ne nii pour man ñi ci nekk ñëpp c'est des entrepreneurs. donc défi bi nga xamante ne mooy le défi majeur bi ñu njëkkoon doon bëgg relever c'est le fait d'exister comme il l'a dit parce que dañ nekk ci environnement boo xamante ne l'environnement est vraiment hostile par rapport ak création d'entreprise hostile par rapport ak évolution d'une entreprise surtout dans le domaine des TIC parce que dafa nekk domaine boo xamante ne il faut avoir les compétences nécessaires pour pouvoir évoluer donc bi nga xamante ne lancé nañ l'entreprise ñi nga xamante ne ñoo ko seqoon ñëpp on s'était donné comme comment dirais-je comme défi d'exister la première année la exister bi mooy ñi nga xamante ni ñoo nekkoon on peut dire nos mentors wala ñi nga xamante ni ñoo ko seqoon ñëpp te ñu leen doon demander conseil à chaque fois ils nous disaient mënul nekk à Rufisque il faut ngeen dem à Dakar parce que Dakar peut-être foofu le milieu du business nekk ainsi de suite mais comme ñun dañu nekk Rufisquois de fibre on s'est dit que dañuy toog fii essayer parce qu'on sait que mën nañ ko def on a les compétences en plus d'avoir les compétences lépp loo xamante ni côté managérial la mën nañ ko essayer donc dans ce sens-là ci dañuy gis ne évolution bi nga xamante ne mu ngi koy am à chaque fois li koy permettre ñu évoluer ce n'est pas seulement le fait que compétence yi mu ngi fi mais organisation managériale bi nga xamante ne ñu ngi koy am en plus de ça le simple fait que ni ay entrepreneurs ñoo ko wër parce que pour rappel xam naa Alassane Mbaye doon dina si ñëw après mooy que ni Master Company c'est pas seulement des informaticiens mais ñoom ñëpp ay entrepreneurs lañ parce que ñi fi daje ñëpp dafa nekk ñoo xamante ne ku si nekk avant de rejoindre le projet Master Company da nga nekkoon ci sa propre projet di doxal donc ku si nekk mën naa ne entrepreneur nga ci li nga doon def y a des gens qui avaient leur propre site internet di ko doxal am na si ñoo xamante ni seen i propre entreprise lañ doon évoluer maintenant bi nga xamante ni jot na pour ñu taxaw il fallait que ñu xool ñu nan la ñuy organiser wu peut-être loolu jeunesse bi la Alassane Mbaye après dina si dikkaat mooy nan la ñu constituer wu réellement mais comme défi bokk na si au moins faire partie bu ñu nekkul la première entreprise informatique du pays faire partie des 2 wala 3 premières entreprises du pays dans 3 ans inchallah. D'accord ñaata at ngeen amagum. présentement nous sommes à notre 2e année. 2 ans bëri na ay ndaw yi nga xam ne jamono jii ma ak yow ñu ngi suivre Melokaan rubrique c'est possible tey jii soo amoon conseil boo leen di jox lan lay doon. premier conseil bi nga xamante ne moom laa leen di jox mooy que ni li ñu naan passion ci li ngay def
c'est très important parce que li tax may insister ci passion mooy la plupart des jeunes yi nga xamante ne dañuy entreprendre en fait dañuy entreprendre par nécessité mais ñun ce que nous faisons dañ ko bëgg en fait ba pare ensuite bu fekk du bëgg bi rek dañ ci yem dañ ko bëgg ba pare dañ koy jàngi am xam-xam bi raison pour laquelle la première chose c'est d'avoir la compétence nécessaire mais aussi d'être responsable dans ce que tu fais parce que bu fekkee da ngay bëgg a nekk professionnel ki nga xamante ni moo lay dénk liggéeyam pour nga liggéeyal ko dafay am au moins loo xamante ni moom lay gis ci yow pour dénk la liggéeyam donc constance bi professionnalisme encore une fois mais aussi avoir l'ensemble des compétences nécessaires pour pouvoir évoluer c'est très important. alors ñoo ko déggandoo les téléspectateurs d'ITV lii moo nekkoon seen émission melokaan rubrique c'est possible ñu ñëwoon fi nga xam ne rek moom mooy Rufisque fekk si fi Alassane Mbaye cofondateur ak équipe am ñu doon waxtaan ak ñoom xool li nga xam ni moom la ñuy liggéey bii nag moom moo nekkoon ñeenteelu numéro melokaan déglu ngeen ko sànq seetaan ko ñu doon waxtaanee jigéen ñi nga xam ne rek dañ leen di bund xatal ci mim réew di leen sàqu seeti nañ Abi Diallo mi nga xam ne rek moom moo jiite kuréel gi nga xam ne moom moo ëmb jigéen ñu yëngat si wàllu yoon muy AJS nataal bi également dund nañ ko ak Pape Alioune Sarr ak kii di Aminata Ndong di jaajëfal baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp si liggéey bi ba mu yemb lu ko dalee si caméraman bi monteur beeg équipe bi nga xam ne rek moom moo nekk sama ginnaaw ngir rek ñu mun a réaliser lii di melokaan di leen jox dig daje weer